doomu jàngoro ba dugg dafa université ubbi tribune yéene kaay ne ñu doomu jàngoro ji day ma ngay lambar-lambari nag ca biir université goo gaay mardi tali la ilaha illallah te dama ne la gis nga kaawu corona yi day saay buñ xëyee kon muy gën di yéeg laa la wax dama ne la ni ki démb lu ci tollo ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama la dal allahu akbar juróom-ñaari doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun juróom fukk ak benn dee ña nga sowe taas ay kaay garaaw professeur yi ak étudiants yi dee doomu jàngoro jokkoon dal na leen ca université allahu akbar école supérieure polytechnique yi ESP ndem si yàlla ENSUP waaw daal di ne ràpp konti ay buntam ca université Cheikh Anta Diop Ndakaaru googee parce que ñaar ñu nekk département gestion mbir ma dal na leen ñaar ñu nekk kon génie civil googee mbir ma dal na leen ñetti ca campus OB mbir ma dal na leen yéeni kaay déeme jaagi ne waaye yow comportement wu ñenn ñoo xam ne dañoo dëkk Jurbel gee ñaare waaw waaye ñooñee seen comportement bi yow tiitalul nit ñi akay waa ñooñee ñoom xanaa dañoo yaakaar ni ay yàllay ndaw lañ ba war a jàkkaarloog doomu jàngoro ji nga xam ne kon day ray waaye waa Jurbel yooyee kan la ñu yàpp looloo jar a laaj foog fabri ne en tout cas doomu jàngoro ji day ban feem ci boppam kon la Sénégal gi la war a taxawee ngir rëcc ci mbas mi lée en tout cas am na ci am njàngat loo xam ne dé waa BPE ñoo ko def waaw juróom-ñetti ci ay mesures yoo xam ne day buñ ko defee waaw Sénégal mën naa jël ndam li kon ci kaw mbas mi lée limal ma gis bu njëkk ba day mobilisation communautaire nañ ca boole askan wi yëpp de ñaareel ba mooy kattanal nag wàllum solog masque gi lée wàññi njëg la ñetteel ba mooy wàllum couvre-feu bi ñu dëgg ci département yi laa la wax te bañ a yem ci ay région dong ñeenteel ba mooy dugg ci wàllum test yi lée test rapide la décentraliser ko te ca wàññi tamit njëg la juróomeel ba mooy cas importé yi ñu jéem koo gérer nag bu baax a baax juróom-benneel ba mooy daal di yokk nag centre de traitement yi juróom-ñaareel ba mooy prise en charge ci biir kër yi ñu daal di koy gën a defar de juróom-ñetteel ba day mooy pikiir yi nga xam ne ñu ngi koy waaj a pikiir ni loolu it ñu juglu ca critique yéene kaa ne en tout cas xeex ba day xare ba dar la de diggante Abdoulaye Diouf Sarr moom nitam yi de waaw danañ ca jug de jàkkaarloog doomu jàngoro ji source aane demal ca Jolof lu tolloon fukki doomu aadama ñoo dee ca Linguère allahu akbar juróom-ñetti doomu aadama ñoo dee ca Daara Gële dama ne la gis nga Jolof lu tolloo téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama ñoo am corona mari toog ñaan day jël na xalimaam ci tribune yéene kaay ne attention de suñu paa yaa ngi dem de enquête yéene kaay ne waaye gis nga pikiir bii nga xam ne moom la ñu nar a fajee kon corona gi lée waaw jamonoy manœuvre dóor marto la ñu toll de mardi daal waaw parce que yow ca jamono joo xam ne kon werante ji bëri na lool pikiir bi baax naa baaxul la réew yi day ñoom ña ngay jéem a xool nag ban feem la ñuy def ngir pikiir seenu askan laa la wax way Samba waaw xoolal kuréel gi njaboote njiitum réew yi nekk ci suñu tund wi de CEDEAO Afrique sowu jant gi waaw commandé nañu lu toll ak ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay dose ay pikiir waaw docteur Assane Diop jiite pharmacien ci Vox Populi nee na xam nga ñun ban problème lañ nar a am logistique matériel waaw ngir denc kon pikiir boobu diggante 70 wala 80 degré te ñun ne boo bëggee dégg dëgg docteur Assane Diop nee na waaw xam nga ban pikiir moo baax ci ñun boo xam ni mën nañ koo denc diggante 2 ak 8 degré direct news de Sidi yaa Ndiaye wax na yorinu Covid yi protection ak recrutement personnel bi di fajee waaw matériel ba nag Sidi yaa Ndiaye nee na amul benn kër ci wàllum structure nguur gi la bu ñu taxawal ngir muy xeex comité de boole ca partenaires sociaux yi amul personnel bi motivé wuñu leen xoolal ma Sénégal lu tolloo juróomi téeméer ci ay médecins junni paramédicaux loolu tekkiwul dara ci fukki millions ak juróom-benn ci ay sénégalais laa la wax xoolal ca Matam ge amul benn réanimateur allahu akbar la ilaha illallah moo tax juróom-benn fukk ak ñeenti milliards yi nga xam ne moom lañ dugal ngir xeex wàllum corona gi la Sidiya Ndiaye nee na ñun duñ jug mukk di laajte ana xaalis bi laaste moo ni Sénégal day même bu dee corona bi mi ngi fi tamit day wàllum koom-koom am na fuy dox de waaw investissement direct étranger bi waaw lu tolloog juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay milliards allahu akbar laajal Abdoulaye Daouda Diallo Kor Tamaro tribune yéene kaa ne tribunalu Ndakaaru Ndiaye jël joob day la fa xew démb doy na waar maître Omar Diallo waaw plaidé na di ko fa crise génn àdduna allahu akbar laas ne dëgg la de malaise baa ko yóbbu de am na ci ay société nationale yoo xam ne day ñu ngi malaise mobile évidence yéene kaay mu nañu mooy poste Dakar dem dik Sonacos ci tëj lañ jëm de maar de Italie sursaane poste moom boo bëggee dégg dëgg wàllum samba alaara ko nar a laa la wax waaw waaye yow poste gi nga xam ne lu tolloog ñeent fukk ak ñaar ci ay milliards yoo xam ne moom lañ fay manqué di ko lekk rek looloo tax ba liggéeykat poste yi day danañu jàkkaarloo ak journaliste yi laa la wax ñëpp direct news de horizon sans frontière day daal dinañuy tontu rek kàngamu APR yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew 24 heures yéene kaay ne dëgg la ñii kay dañoo jàngal sax waa APR diaspora yooyu parce que waa horizon sans frontière waaw nee nañ kàddu yi nga xam ne moom la responsable la APR diaspora yooyu yëkkati seen communiqué bi mais day wane ne Boubacar Seye dara taxul ñu teg ko loxo lu dul wàllum politique la liiral communiqué bi teli waa APR diaspora yooyu wax day mandargaal ne suñu justice bi de mais APR la fi nekkal dafa sax ruslu nag nga naan horizon sans frontière waaw organisation européenne la bu illégal fii ci Sénégal dirigé par un espagnol d'origine sénégalaise ñañ patati patata lii daa ruslu sax laaste
ñoo lànk day tas na maar day taali vox populi ne dëgg la parce que waa FRAPP ak waa Y'en a marre génn nañ ñoo lànk jëdee ci yàlla terminé yéene kaay ne jaari saw day feeñ na waaw jaari day jébal nañ ko tonton Serigne Mbaye Thiam tonton terminé yéene kaay ne jaari saw day waaw élèves yi ko mën fuuf ñoo nekk ci réew mi laa la wax waaye gis nga jaay nañu jaara saw médiatiser doona war sursaane moo tax xale yi jigéen yi nekk ca colonel day ca université waaw wax nañ ñoo jaari de am na koo xam ne nee na man de jaari nekkul sama royukaay li ko war a poussé nag booba bi yëngu nii la xamul lan la ci koo xam ne réew mi yëpp yow jaari dañ laa yaakaar Awa Sangare day ne gis nga jaari bu dul dara waroon naa xalaat ndeyam ji nga xam ne daa dem ba xamatul fu mu jëm jaari daal waroon naa gën a nekk kilifa daal ndey Issa Ndiaye Fasek waaw nee na jaari day warul woon a dem te waxul kenn dara loolu njëkk nag njëkkee yokku waaw nee na jaari daal war naa bàyyi xel ne ñin Sénégal kii ay mbirum liberté ak yooyu ñin dañoo am ay cosaan de critique yéene kaa ne mooy Sarr de tëj na wax ja parce que mooy Sarr nee na mais gis nañu jaari nekkul en danger mais VM duñ ca dugg nañ leen bàyyi kon jaari way Samba libération yéene kaa ne waaye cocaïne bi nga xam ne kon moom lañ teg loxo nag maanaam te ngapparu ga am na lu fa xew de labo lañ fa gis labo muy waa Amérique waa France Italie ak lu ñu nekk bitim réew nañ xam ne pétrole bi ci lañ bokk de parce que suul gaz du ko tere xaañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal bokk na ci mbas mi fii ci réewum Sénégal mu ngay lawal ay banqaasam dugg na ci daaru yu kawe yi bokk na ca université li nga xam ne rek moom mooy Gaston Berger ex institut ci boppam sax mujj nañu ko tëj waaye it daañu àddu jëmale si bii la jotaay yu xibaar moo di taalibe yi nga xam ne ñam nañu leen jëlee ci mbedd mi door nañu ko foofee sa diwaanu Ziguinchor bëri na ci ay sëriñu daara yu xam ne kon mbir yi ak singali lay niru niki rek démb jàppale ne bëri na ci ay ndaw yi nga xam ne ni teg nañu leen loxo yu nga xam ne it takk der yi ñoom ñoo fa jaar ngir jële leen ci tali bi loolee dana bokk si lañ say faram-fàcc ci tàggat yaram ñu ànd see Pape Anta Mboum ngeen taaxir lu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ceex Yacine Seck kon xibaar yi yenn ci ay ponk dañu koy jukki fës kéene ko faram-fàcc waxtaane ko ànd Cheikh Birahim Diadji Touré El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ñu koy door ak nag lu yéeme la nga xam ne moo xew niki démb sa salle 3 si ab audience bi ñu fa doon amal jàppale ne maître Oumar Diallo la daan wuyoo moo fa jékki-jékki am malaise daanu ñu yóbbu ko sa l'hôpital principal mu doxe fa ñàkk bakkanam mu dekk tiitaange si jamono ji nga xam ne lu ñu gis mu yëngu ñu jàpp ni mbas mi moo fa jaar sa tribunal départemental bu Thiès ñuy xam ne ni kon am na ci benn greffier bu nga xam ne ni ba ñu saytoo yaram bi gis nañu ni am na jàngoroy coronavirus ba ci yenn ci ay agent ñu ànd Cheikh Fatoumata Diop. Maître Diallo daal dinaa génn àdduna ci biir salle ba rek la daal di defee malaise kanamu juge des référés tey jii ci suba ci la daanoo nag ñu daal di koy évacuer bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi Maître Diallo dafa rek génn àdduna ginnaaw ay simili ba ñu koy yóbbu ci l'hôpital ginnaaw gi nag mu ngi woon Thiès ci Thiès googee nag la ñuy desandi ak kaawu Covid-19 yi nga xamante ne signalé nañ ko ci biir tribunal d'instance départemental bi ginnaaw lettre circulaire bu juri bi ñu dénk wàllu yoon daal di adressé woon njiital cour d'appel yi ak procureur généraux yu cour d'appel yi ginnaaw ñu teg ay mesures jëmale ko rek ci yenn juridiction yii de ak bokkoon na ci rek ñuy désinfecté yi di salle audience yi limité nombre yi ñëw ci biir waaye tamit ñu moytandiku di def ay mandat de dépôt yu bëree bëri tey jii ci tribunal bi informé nañ ne rek ab greffier ak agent bu tribunal bi daal dinañ leen testé positif ñu daal di am mbas mi de aj nañ bépp activité bu jëm ci tribunal bi ba juróom-ñetti fan ci weeru février gi ñu dëgmal ñuy fàttali ne feebar bi mu ngi continuer di lëmbe Thiès ginnaaw nag mu nekk ñaareelu région ci Sénégal ginnaaw Dakar bi gën a laal ci mbas mi de. mbas mi ba tey la ñuy àddu jëmale ni ma leen ko waxee ci ndorteel li lawal nay bànqaasam ba dugg ci daara yu kawe yi ni ki rek démb si altine ji fukk ak ñett ci ay cas communautaire lim nañu leen foofee sa Ndar waaye it université Gaston Berger ñu gis ne si juróom-ñett UFR yi nga xam ne ñoom ñoo fa am juróom-benn yi boo fa demee am na si ñu nga xam ne ni am nañu ñu amee jàngoroy coronavirus looloo sabab ñi nga xam ne ñoo jiite daara ja gis ne faw nag ñu bàyyi xel baax ne kon mënees nañu jëfandikoo connexion bi ngir nag mën a wéyal njàng mi à distance lay doon étudiants yi nee nañu nag loolee sax lu war a mën a nekk la ñu ànd Cheikh Babacar Niang sa Saint-Louis. UGB de Saint-Louis feebar bii di Covid-19 mi ngi continuer nag di law étudiants yi bokk ci commission sociale indi ay leeral waaye tamit di artu Mouhamadou Moustapha Faye
situation bi dafa alarmante à un tel point que yenn yi war nañ ko fee mën a def di lancer waat appel encore une fois au CROUS pour nga xam ne jàppale bi ñu war a jàppale étudiants yi ci li nga xam ne mooy masque yi pour ñu respecter mesures barrières li nga xam ne mooy masque yi li nga xam ne tey jii nii mooy gel hydroalcoolique il faut ñu bañ a bàyyeeku te xam ne feebar bi moo ngi fi bëri. étudiants yi di fësal ni feebar bi mi ngi law ci biir campus bi tax na sax ñu wax ne nag nañu gën a renforcer waat lépp lu jëm ci mesure de prévention encourager li ñuy wax télétravail ak cours yu ñuy joxe en ligne donte sax seen wifi bi jamono ji demeewul noonu. coordination des étudiants de Saint-Louis comme ni ñu ko tàmm di waxee tey ñun bañuñu cours en ligne yooyu noonu mais dañuy wax ne li ci war nañ ko def avant parce que tey jii nii mënuñ wax ne dañoo bëgg def ay cours en ligne te connexion mënul am ci une appel tey kii nga xam ne mooy président de la république di ministre bi di recteur bi tey jii nii ñu jóg ci problème yooyu ndax loolu mooy condition bi nga xam ne coordination des étudiants de Saint-Louis teg na ko ci. ma ngoog El Hadji Mouhamadou Mansour gis ne ñoo ko déggandoo mbas mi dugg na ci daara yu kawe yi ñu ñuy xamal ne kon ex-institut foofee si université Cheikh Anta Diop tëj nañu ko ndax mbas mi noo jàngatee loolu. dafay wane juste maam bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo nuyu waa plateau bi ak ñi ñuy déglu ñëpp. manque de performance bi am ci couvre-feu bi amoon fan yi weesu. parce que étudiants yooyu est-ce que Saint-Louis la ñu dëkk wala ci yeneen régions yi la ñu dëkk nan la feebar bi def ba dugg ca. Université Gaston Berger lu mat a laaj la tëbul tëb dugg fa naawul dugg fa donc xëy na nit moo génn jële ko fenn yóbbu ko fa donc bu fekkee dañuy def couvre-feu Dakar ak Thiès ut ay heures yi nit di génn ak yu nit dul génn ci Dakar ak Thiès mais toute la journée nit ki mun na déplacer wu fu ko neex dem fu ko neex aussi day wane ni kon lit bi am na lu des donc faaw ñuy xam feebar bi ana fan lay jógee donc ñoom jamono ji ñu koy xeexe nii d'accord farata la nit ñi ñu ngi ci impliqué wu bu baax a baax mais li ëpp solo mooy ñu xam tawat ji fan lay jógee parce que transmission communautaire rek lu mat 1 an pratiquement léegi mat 1 an. transmission communautaire war nañu xam léegi communautaire boobu noonu ana fan lay jógee pour ñu mën ko dagg ci reen bi parce que foo xam ne wopp ji musu fa am te ñu gis mu fay dugg war nañoo xam lan moo ko fay dugal donc nañ xool ci étudiants yi mu dal ana fan la ñu jógee lu ko mooy dafay wane juste ñii tëj fii nii tëj bi day metti ci ñoom mais du def benn effet ci guerre bi parce que li koy firndeel mooy chaque jour ak nombre de cas positifs yu bees yi nga xam voilà Birahim daara yu suufee yi amoon na maanaam élémentaire bi léegi moo ngi ci daara kawe yi ndax dañu njort ni mën nañ dem ba tëj daara yi waaw mais loolu sànq maa ngi koy wax UNESCO nee na ni loolu moom bu ñu ko def di tëj ay daara ak yu ni mel waaye li ñu jàpp mooy ni mu amee ci daara yu ndaw yi am ci daara yu diggu doom yi am tamit ci daara yu mag yi noonu la amee ci biir kër yi noonu la amee ci yenn ci ay société parce que tey je pense que li ñu war a def nguur gi war ko def ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi yore wàllu xeex bi war ko def mooy nañ wax nit ñi les réalités ak dëgg bi fu ma waxee loolu mooy tey y a des morts ci Covid-19 ñoo xamee ni Covid-19 moo leen faat début bi dañ doon wax ne ni bërëb sàngam ka fa wàññeeku Covid-19 ak rey bërëb sàngam âge bi la am et cetera c'est pas que da ngay stigmatiser mais bu fekkee da nga toll ci réew moo xamee ni peut-être nit ñi gëmuñu ko wala gëmuñu ni maladie bi am na faw nga indi leen ay firnde ba peut-être nit ñi dellu siwaat seen xel xam ne attention feebar bi mu ngi continuer di law ci réew mi ak ci yeneen réew te mu ngi faagaagal également askan wi. voilà xeex boobu sax tax na ñu installé woon couvre-feu fii ci diggante Dakar ak Thiès fii si diwaan Dakar ñu doxantu ba sa Almadies ñu gis ne foofee bëri na ci ay bar ay restaurant yu nga xam ne ni dañ fay faral di fréquenter ndax doon nañu ko respecté am déet lu mu ci manti doon am na ñu nekkoon sa gox ba ngir nag def seen kéem kattan ba ñu mën koo respecté ñu ànd Cheikh Fatou Laye Mbaye Diop. Almadies doon quartier résidentiel boo xam ne boo ko gisee dafay mel ni lu wéet loolu waaye nag ci wéetaay boobulee mu am ab njaxare wala sax jaaxle ci askan wa fay dundee ndax nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ca rue principale ba ñoom bu guddi jotee rek jaaxle la ñuy def ndax dañuy dundax ambiance yi nga xam ne mi ngi am ci baar yi restaurant yi ak i boîte yi mu doon situation boo xam ne ñoom nañ koy dundee métti na loolu tax ñoom ñi lee daal di booloo nekk ab collectif ngir daal di dénoncer waaye itamit xeex li nga xam ne moo jëm ci wàllu débauche bi mais bu fekkee ne couvre-feu bi daal nañ koy amal collectif bi daal di dénoncer ne am na yenn boîte yoo xam ne ba léegi dañuy wëyindi ca nañu nekkee woon laata couvre-feu bi li ni mel sax tax ñu daal di teg loxo ay gérant boîte foofule ca Almadies laaj bi mooy ña nga xam ne ña ngay dem ca boîte ba naka la ñuy def ba yegg ca boîte yooyu le bu fekkee ne couvre-feu am na wala boog ñoom dañu nekk ay nit yoo xam ne am nañu ay autorisation ngir dox ci yenn waxtu yi ci couvre-feu bi
jaajëf Fatulaye Mbaye Diop ñu àddu jëmale ci xale yi nga xam ne nam na leen jëlee ci mbedd mi ni ma leen ko waxee ci ndorteel li mu rab opération bu nga xam ne door nañu ko ni ki démb rek ci suba foofee sa Ziguinchor mel ni kon ay ndawi taalibe tàmbali nañ leen kon jëlee foofee sa dëkk ba yóbbu nañu leen sa stade Aline Sitoé Diatta takkadeer yi ñoom ñoo fa jaar bëri na ci nag ay sëriñu daara yi nga xam ne nii ñu ngi koy ñaawlu ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. wàllum xeexum coronavirus bi ca sunu mim réew ci la autorité administrative yu nekk fii ci bëtu Saalum réew mi daal di jël ndogal ni bëggatuñu gis benn taalibe buy taxawaalu ci mbeddu Ziguinchor yi loolee sax tax na ba tey ci suba si ñu door benn opération de ramassage bu taalibe yi nga xamante ne ñoom ñooy wër ci mbeddu Ziguinchor yi ci premier jour bu bile opération police jot naa teg loxo ci anam bu diplomate lool ay xale yu bëri nga xamante ne jamono ji ñu ngi leen di denc ca stade Aline Sitoé Diatta ustaas yi nga xamante ne ñoom ñoo yor xale yi ñoom ginnaaw bu ñu jotee bile information dem nañu foofee ca stade Aline Sitoé Diatta waaye amuñu benn chance teg bët xale yi nga xamante ne autorités yi jot nañu leen teg loxo di ab situation bu ñuy ñaawlu bu baax a baax laata nag ñuy woo autorités yi ñu duggal seen loxo ci yenn ay questions yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am solo ci réew mi ñu jot see lim sax wàllum góor jigéen ak it prostitution bi nga xamante ne ñoom jàpp nañu ni mu ngi gën di law ca sunu mim réew ci wàllum autorité administrative yi amul benn xibaar bi nga xamante ne rusé na ci ñoom ci wàllum xale yi nga xamante ne tey nañu leen te denc leen ca stade Aline Sitoé Diatta. dooroon nañu ko fii ci réewum Sénégal làbbaliwaat nañu ko sa Ziguinchor El Hadj Mamadou Mansour taalibe yu ñuy jëlee ci mbedd mi ndax mbas mi foofee sa Ziguinchor. dañuy jël taalibe yi comme prétexte. toujours rek mais xam nañu ni du taalibe yi mooy problème bi tey coronavirus mu ngi ci université yi mu ngi ci école yu ndaw yi ana ban pexe la ñu ci def. ñoom dañu kenn ku nekk way jub na da nga opté pour li nga bëgg sa doom jàng ko ñii dañuy jël seen doom dugal leen ci école ñii dañu jël seen doom dugal leen daara pour ñu jàng mais lan moo tax toujours taalibe yi dañuy mel ni ay nit ay indésirables ci Sénégal saa fu ñu leen fekk bu leen neexee taxañ leen parqué leen quelque part ba saa bu leen neexee ñu ni dañu leen di delloo seen ay way jur mais dara waruñu ci lan moo tax mënuñu supporter problème mu taalibe yi dafa am benn réalité boo xam ne fi lañu ko fekk Sénégal bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi muy daara dafay existe yalwaan dafay existe gis nga ñoom ñiy kaas naan kenn du fi yalwaane ñoom ñu ëpp li ñuy génn ay sarax te bu ñu gisul ku taalibe buy dox du ñu gis ku ñu ko jox ku bëgg a falu dem wuti ku la ñaanal ñu génne loola sarax ku bëgg a nekk DG wala ku bëgg a dugg ci gouvernement ñu wut génne loola sarax koo koy jox boo ko jox lu taalibe kan la ñuy tifli say loxo nga diw sa kanam ki lay tifli kan la ndongo daara kan la ñuy bind lu ñuul kukk jàmm jox la nga naan il faut ñu arrêter. mais moi je sens que Birahim mi ngi wax lu am importance quand même à savoir que taalibe yu ci ëpp yu nekk fii en tout cas ñuy wax ni taalibe lañu. te bokkuñu ci ay daara jugewuñu sax si dëkk bi. dëkkuñu fi bokk si sous-région bi raison de plus nag Yacine il faut ñu bañ a boole taalibe ak waajur bu daw responsabilité am ak xale bu të. benn bu nekk dafa am axe boo xam moom ngay topp ba mu jeex am na ñoo xam bu ñuy am 10 ans te nañu seen i ay wayjur dañuy génn dañuy fàq dem seen i wayjur dañuy ñaanlu dañuy dóor dañuy naxante dañuy yóbbu sax police pour tiital leen. mais noonu la leen yàlla natoo kooku bu ñëwee jaxasoo ak taalibe bi bu jant bi sowee taalibe bi day fanaani daara moom mu continuer fanaan ci mbedd yi ñoom nag bu ñu ñëwee de façon globale taalibe la ñuy wax parce que xam nga moo tax taalibe amul bàjjen te Sénégal ba mu sosoo ba léegi ndeyu daara lañu fi indi génn fi appellation ndeyu daara moo tax ñu créé seen ay bàjjenu soi-disant bàjjenu gox alors que ñoo bokk même liggéey bàjjenu gox boo dem tey am na lu néew juróomi taalibe yu muy entretenir di leen toppatoo donc faaw ñu continuer di xajoo daara ci Sénégal kenn mënu ko fi jëlee seen appellation maltraitance ak yu mel noonu xale yi dañ leen di mënoo fexe ba jàng alxuraan te doo am coono doo am souffrance loolu ku ko bañ doo jàngee alxuraan maa la wax. mais Mambay nga baal ma rek question bi ma bëgg ko poser nii mooy que est-ce que tamit li tax ñu am recrudescence su taalibe yooyu noonu c'est pas à cause de notre réalité occulte par exemple. réalité sociologique lañ koy mën a waxee wala réalité wu africaine de manière générale boo xamee ni Mansour mu ngi koy wax kii bëgg a joxe sarax faw mu set ku mu ko mën a jox du ma ko jox man wala mu jox ko Mambay wala mu jox ko El Hadj Mansour Diop donc il faut nécessairement ñu dellu si ci réalité boobu waaye nag dafa am au-delà du projet de retrait des enfants de la rue dafa amoon accompagnement boo xam ne dañ ko doon séntu ci état bi ñu waxoon ne dañ accompagner daara yi modernisation daara mu ngi ci accompagner daara également mu ngi ci ba nga xamee ni mu ko Mansour waxee peut-être amuñu ndeyu daara wala bàjjenu gox bu nekk ci ñoom waaye am nañu ay nit état bi mën leen a jàppale ba li ñuy soxla du ñu soxla di ko dem. di ko ba ci àdduna nekkee àdduna ba léegi ci wàllu histoire fépp fu daara demee ba yaakaarul
yaakaarul lu dul gouvernement boobu mu ngi lompoñ gis nga appellation modernisation des daara saa bu ñu la waxee modernisation des daara parce que li ñu soxla ci daara mooy éducation bi ak orientation bi du nekk mukk ci modernisation des daara parce que dafa am ay origines yoo xam ne ci la ñu ko sosee donc tilim bi ak yenn tuuti ci ay coono ki jafe-jafe yonent bi sax laata ñu koy dugal alxuraan ci dënnam sonal nañu ko sàkkaa kon ñun nit simple donc faaw ñu accepter coono yi xale yi di jànkuwanteel ci daara. jaajëf dégg nañu koy laaj Mamadou Massour Diop ñu àddu jëmale ba tey ci matukaay yi nga xam ne dañu koy jël fii mbas mi tollu sa Tëngéej goxub Kumbam Lamb préfet ba dogal ba mu jël moo di bu juróomi waxtu jotee ci bëccëg bi maanaam 17h dañuy tëj marché yi loolu nag metti na lool nappkat yi nga xam ne ñoo nekk sa quai de pêche bu Ndéppé dañoo gis ne bu ñu tëmbee guddi gi lu toll ci 2 junni ci ay gaal dañuy teer ci bëccëg gi te loolu ci waxtu boobu dong la ñuy mën a dem sa marché bu ñu ko tëjee nag dana metti lool si ñoom mu di boolu jàmbat lu fees del bu ñu becc si kanamu Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. waxtu ya ñuy tëjee marché yi ak ndaje ya ñu aye ci place publique yi nekk lu méttee dunde ci quai de pêche yi la mu jur ci gàllankoor nekk lu wér lu ñu mën a tegi gët ca Ndéppé nekk ci Tëngéej. di pêche ba 4 heures 5 heures diggante bi ngay daw jóge géej di ñëw 4 heures 5 heures 3 heures 4 heures 5 heures nga daw 2 heures de temps boo ñëwee da ngay fekk 5 heures da ngay fekk quai bi tëj woon kon léegi nappkat bi fan lay yóbbu jënam. gaal yoo xam te dañuy fanaani bu ñu fanaanee ñoom ñu ngi teer 6 heures du matin. de guddi gi sax la ñuy teer ay 2 heures 3 heures 1 heure mais forcément dañuy xaar ba couvre-feu bi jeex nit ñi mën a ñëw pour mën a jël si jën bi. acteurs yi di sàkku diisoo boole ci loxo bu ñu leen baral ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngu ci nappum gaal yi. mais pourquoi pas ñu xool ak ñun heure yoo xam ni dinañu arranger mais doo jekki-jekki rek jël benn décision ni lii mooy am fekk ñun arranger wuñu parce que ay gaal lañu yor 1000 pirogues yooyu diggante bi ñuy teer ba ñuy yebbi ba ñuy jaay seen jën ba ko baana bi di jël di yóbbu boo ko bëggee def diggante 8 heures à 5 heures vraiment dañuy indil problème. responsable yi quai de pêche yi di xaar yàkkamti ko lool kilifay nguur gi àddu ngir ñoom ñu mën a wëyal seeni activité te kenn du leen. ñu àddu jëmale bi leewoon ci mbirum vaccin bi yax nag Institut Pasteur bu France ñoom nag dañu amoon xemmemteefu maanaam xeltu ba mën a génne benn vaccin waaye nag dañoo gis ne loolee dañu koy tegandi ci suuf ndax la ñu gis a gum dalul seen xel benn yoon Sanofi ak yeneen ci ay firme yu nga xam ne ci loolu lañ doon bëgg a yëngu sax lu ni mel la ñu rek ñoom it def maanaam tegandi ci suuf xeltu yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon def loolu nag tàmbali naan di ak jiixi jaax ci jëm ci wàllum vaccin bi ñu ànd Cheikh Alassane Balde. gannaaw bu mu xamalee àdduna ni dàqal na bépp recherche jëm ci projet vaccin ñeel Covid-19 Institut Pasteur bu France daal di yokk njàqare ci askan bi la waral ndogal bu ni mel nag ne lañ doon xaarandi ci ay résultats yu baax gis ñu ko ci boobule vaccin ndogal bu ni mel nag duñu ne guléet ndax la ko jiitiwu beneen firme di Sanofi yëkk yoon ay kàddu ci décembre bi ñu gën xamle ni dana am retard ci app bi nga xamante ni moom la joxoon ñeel vaccin loolee ñu fas yéene ko xaar njeexitalu atum 2021 la ko waral it di résultats yi nga xamante ni moom lañ doon xaarandi duñ ko mën a am naam déclaration yu nu mën a rafetlu la ñëwul it ngir dalal xelu askan bi lu jëm ci efficacité waaye sécurité bi nga xam ni moom lañ di xaarandi ci vaccin yu ñu jëfandikoo jamono ji ci àdduna bi wërngal këpp ñu ngi fàttali ko coow li nga xamante ni juróon na fan yi rek jëm ci effet secondaire yi ñeel yooyu la vaccin yu ñuy jëfandikoo ñu ngi doon xam ne lu toll ci juróom-ñaar fukk ñett ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci Europe donte desandi na leen wóor ne vaccin yooyu moo faat seen bakkan diggante ay test yu dëgguwul ak coow lu jëm ci wàllu fiabilité yooyu la vaccin virus bi mu ngay wéy di indil jafe-jafe gistukatu àdduna bi ndax ba léegi gisaguñu seen bopp ci yëf yi. El Hadj ñoo ko déggandoo Institut Pasteur bëggoon xeltu maanaam def ay recherche ngir andi vaccin waaye nag dañoo dem ba gis ne seen résultat dafa tey seen xel dalul seen xel benn yoon ndax loolee tàmbaliwul andi ak jiixi jaax ci bopp askan wi. dañoo teel a découragé de. recherche ci tawat boo xam ni def na at. la mu doon def di gën a yokk ba léegi mënuguñoo xeex ak moom nga nekk ci ay recherche pour xeex ak moom. bu fekkee bëgg nga am résultat yu am diir bu yàgg lool waroo gaaw a bàyyi ci ay recherche mais nag fi ñu doon def recherche yi ñan lañ waa Institut Pasteur du moomeelu Sénégal. mais pourquoi pas gouvernement bu Sénégal jéem a génne ay moyens xaalis. xam nga recherche dafay laaj xaalis dafay laaj financement ñu xool borom xam-xam yi ci wàllu tubaab moderne borom xam-xam yi ci wàllu bio te nekk fii Sénégal ñu ressembler leen ci ay labo jàppandalal leen ñu am benn équipe bu def ay recherche mais c'est-à-dire que problème recherche la ñu am Sénégal te du ñu encourager ñi nga xam ni ay biologistes lañu ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci wàllu garab. am na ay proposition yi ñenn ñi def ci wàllu plante def comme misaalu Samba Ndiaye comme misaalu Sëñ Gora Seye ak ñeneen mais
voilà yu mel noonu donc il faut ñu approfondir c'est-à-dire que parce que Sénégal am na ñoo xam ni nee nañu tel garab am na tel acide ak tel acide xam nañu coronavirus cosaan li xam nañu ni virus la quel que soit mais ñu jàppandalal leen ñu def ay recherche ci garab yi nga xamante ni bi am nañu fi ay antivirus ngir sax antiviral la sexaw antiviral la ak yeneen yu mel ni garab gi ñuy wax docteur fii Sénégal Vernonia antiviral la mais ñu jox leen ñu dem defi ay recherche au moins ñu am résultat mais bu fekkente ni Institut Pasteur nee na ça va man tële naa Sénégal tële na itam problème la. problème la yàlla baax na ay ca ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ndax Pape Manta Mboup donte des bàkk ba ji Pape Manta daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka it tey. alhamdulilah borom jam ñaajo. yokk ci Parcelles Assainies. Yacine mu ngi lay reede. ay jërëjëf yaa ngi jëmale ci politique bu bonne gestion jëm ci wàllum infrastructure sportive yi fii ci réewum Sénégal lu jëm ci stade yeex lu ni xeetoo. waaw en tout cas problème bu rëy la ci réew mi bu ñu seetloon ni sax ci lu yàggul dara nag nguuru Sénégal fas yéene nag defaraat stade yu bëri waaye ñu gis ne bu ñu ko defaree tamit anam gi ñu koy yoree day indi ay jafe-jafe ci li ni mel nag kii di Sadio Habibou Ka jot na ci nag taataan kàdduk kii di taskatu xibaar di Salif Diallo moom mi la nag gis-gisam lii la ci. ñëpp constat boobu la ñu def dañuy defar affaire yu ñaan yu rafet après quelques années rek ñu xool balaa fa mooy wax Dakar Arena xoolal kii Léopold Senghor. 1985 lañ ko inauguré. man dem naa Berlin 2009 dem naa fa 2005 stade olympique de Berlin 1936 temps Hitler moo ko inauguré. Tu te rappelles, tu peux imaginer 1936 deuxième guerre mondiale di commencé ba léegi foofu la ñuy joué finale coupe d'Allemagne entretien dafay laaj xaalis donc nañ ko def noonu quoi comme Dakar Arena sinon dañ koy tëj Dakar Arena match équipe nationale à basket rek lay am soo imaginer loolu ça veut dire que boobu ñetti match lay am par année wala benn match donc dañuy def ay milliards ci infrastructure boo xam ne duñ ko doyee dara mais duñ ko joxee benn privé mën na fa organiser ay foire mën na ko organiser ay concert Bercy terrain tennis la Bercy dañ fay tennis am na hôtel ainsi de suite mais dañ fay tennis mais dañ fay kii Youssou Ndour dafay dem concert yeneen artistes dañ fay concert loolu actuellement daal gestion privée infrastructure sportive man lu daal sama xel ñu confier quoi di privé. football lañu yàddu jëmale CHAN Total sa Cameroun mel ni kon programme ñetteelu bëccëg bi dafay wëy tey jëlee nag ci groupe C bi kon Maroc bi nga xam ne waxtu wi moom moo yoroon nag raaya bi nekk ci première place bi ak ñeent poñ moo fas yéene laale ak Ouganda nekk si ñeenteelu place bi ak benn poñ loolu nag bu 19 jotee la doon foofu ca Douala ci boobule waxtu nag ci la Togo nekk si ñaareelu place bi ak ñetti poñ di laale ak ñi di waa Rwanda mi nekk si ñetteelu place bi foofu ca Limbe lay doon jàpp ne nag ñaari Congo yi muy RD Congo ak Congo Brazzaville ñoom jot nañoo qualifié ni ki démb Mali tamit ak Cameroun ñoom validé nañ seen ticket ngir lu jëm ci wàllum quart de finale CHAN Total 2020 foofu ca Cameroun. sa biti réew lan mooy programme championnat européen bi. ñu tàmbalee ko ca Angleterre ñoom ñu ne nag tey la ñuy door seen ñaar fukkeelu bëccëg 18h Newcastle mooy dalal ñi di waa Leeds United ci boobule waxtu sax c'est le Crystal Palace di laale ak ñi di waa West Ham 20h15 nag Southampton moom mooy laale ak ñi di waa Arsenal West Bromwich Albion ak Manchester City la doon ca Espagne moom jàppal ne huitième de finale Coupe du Roi tey jile 18h Valladolid ak Levante la 20h Girone nekk ci D2 bi mooy dalal ñi di waa Villarreal Betis Séville dina ci laale ak Real bu Sociedad ca Italie lañ jëm jàppale nag tey quart de finale bu njëkk jëm ci Coupe bu Italie 19h45 nar a nekk ab derby ci diggante ñi di waa Inter bu Milan ak Milan AC kon monsieur le maire li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. kon dig daje midi lay doon ci kàllaamay nasaraan. andi ci ak 13h ak El Hadj Mansour. midi bi 13h bi El Hadj Mansour midi bi Birane Diadji Touré Yacine Seck. ci kàllaamay nasaraan jaajëf ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen kay xëy dëxëñ lay doon ndax.